Sénégal mën naa ne jox ñu gëdd sportif yi quoi franchement surtout les sportifs de haut niveau et malgré en tant que leader HLM te yaa ngi fi nii teg jàkkaarloo ak man parce que mën naa ne bu du woon su ma présenté wu mën naa ne yéen ñëpp doole ma xam du ma doon da nga xam et ça c'est pas normal ensuite maa ngi dëkk HLM parce que sama activité yëpp HLM lañ siy jàpp maa ngi doon dégg tey maa ngi doon dégg sànq yore micro bi muy wax sama affaire sport mais nous les sportifs de haut niveau ñun gisuñu suñu bopp si wàllum HLM sport bi ni ñuy doxee mën naa ne si benn clan kese la nekk muy je peux dire si football bi rek te si football bi sax dañuy am ay difficultés ça veut dire que boo xoolee football bi li ñu gën a tudd yeneen sport yi du ko tudd ça veut dire ay karaté taekwondo boxe instrument yàq bi am na sportif yu bëri yu fi nekk même ici Sénégal am na HLM am nañ fi ay sportifs de haut niveau comme Baldé Dieye qui représente de Sénégal Londres 2012 am na fi ay sportifs yëpp man damay laajte est-ce que incha allah bis boo fi nekkee est-ce que tu pare nga pour accompagner les sportifs de haut niveau ñu am loo xam ne bépp bu ñu bàyyee sport sax au moins dinañ am dinañ accompagner si seen vie quoi c'est ça que je demande en tant qu'international sénégalais de merci. ñu lay wax ne ñun jeune koñ bi moom nous sommes prêts ñun dañ ko bañ ba dañoo tuddee suñu bopp Baye Fallou dëkk léegi ndax gis la nga sopp la wóolu la tamit parce que suñu koñ bi bari na ay politiciens bari na ñoo xam ne dañoo bëgg maire mais ragal féete rek wàññi wërsëg ñun yow la ñu àndal tey yow la ñu àndal suba luñ ci góobee nag gargo ji waaw bu loolu weesoo nag yéen jeunes yi ñu ngi leen di ñaan ku ci nekk nga dem defar sa carte bindu parce que loolu tamit mooy affaire bi du ay tàccoog ay fecc ak ay yooyu nañu bindu gagné élection yi li ñu bëgg yëpp mu defal ñu ko fi suñu marché bi sonal nañu terrain bi mu ngi commencé am ay bandi parce que ñun dañ ko bañ ba dañoo organiser am benn initiative mooy gérer environnement koñ bi chaque guddi dañuy fanaan fii ñëpp duñ ñu fay tey ñii fay suba ñii fay dañuy dem ba employé pour ñu fay leen sax problème mais lépp bëgg suñu gox moo ko waral lu bëgg suñu gox moo ko waral amuñu benn këyit nag ñu ngi nii përél yi ginnaaw yàlla ak yeneen bi ci yow la ñu yaakaar parce que ci yow la ñu wéeru te mënuñoo dem ci keneen di ko wax ci guddi mbedd mi la ñuy fanaan chaque jour du 1er au 30 wala 31 kër yi ñoo ñuy fay ak magasin yi ku mu neex nga fay ku mu neexul doo fay parce que amuñu këyit amuñu dara te bëgguñoo sàcc bëgguñoo fen bëgguñu tamit suñu doom yeeg suñu rakk yi duñu gis si naka su dul noonu loolu mën a jàppalee daal ñu nit ñu jàppale la te yàlla rek tax te ñun jàpp nañ sax ba pare xanaa di la dolli rek ñu ngi lay ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp ñu ànd si bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf. mbokk HLM asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen masawu di leen remercier ci teewaay bi dama bëggoon bala may yëkkati sama kàddu di sori sàkku képp ku toog fii quelques minutes de recueillement dafa am suñuy kilifa yu baax yu fi nekkoon sunu borom jële leen fi bokk na ci ñoom sunu papa Modibe bokk na ci ñoom sunuy papay xarit yi famille Sambou bokk na ci ñoom sunu kilifa sunu référence sunu royukaay Imam Sarr ak sunu xarit sunuy dëkkandoo sunuy mag sunuy rak ñu bëri sunu borom jële leen fi dama bëgg rek ñu accorder leen quelques minutes ñaanaatal leen ñaan du doy sunu borom xaar leen àjjana fa ñu nekk sedd ci ñoom sunu borom taas ñu ci seen barke bismillah. amiin yaa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di dolli féliciter ñi nga xam ne ñooy responsable gox bi HLM 5
organiser sama ñëw fii ci koñ bi su ma leen limee ñoom ñëpp mën naa juum wante maa ngi leen di remercier du fond du cœur góor ak jigéen di remercier samay xarit yi nga xam ne oustaz Boro Sow Dame Mbodj l'international Ousmane Diop bi ma gunge tey bàyyi seen yitte yëpp ñëw ànd ak man ci liggéey bi di remercier cellule communication bu Déclic démb ba léegi ñuy préparé sama ñëw fii di remercier tam dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñoo ma tertu fii ubbil ñu kër yi ñu julli aménager ñu espace bi pour ñu mën a waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen ci lan nag ci li nga xam ne moom la ñu am muy yéene bi ñu am pour HLM dañu jëm ci élection jaadoo na ñun ñi nga xam ne dañu bëgg samp suñu ndënd ñu ñëw wax ak askan bi wax ak ñoom ci kàddu lu jëm suñuy projet am na ku yëkkati sànq kàddu ne suñuy réalisation suñuy bilan baax na ga wante ñoom lu ñu bëgg a xam mooy ñun lan la ñuy yéene HLM lan la ñuy am ci vision ci jëm ci HLM yan projet la ñuy am ci HLM pour que kanamu HLM mën a changer loolu nag dinañ ci tontu dinañ ci indi ay firnde dinañ ci indi ay orientation yu leer ndaxte kat occasion la pour convaincre gannaaw ñi nga xam ne xamuñu woon jëm gi ñu xamanteeg man waaw ñi nga xam ne mosuñu dégg suñu projet ñu dégg suñu projet mais gannaaw li nga xam ne tam bëgg nañ ñu leeral leen suñu taxawaay ci HLM ñu leeral leen tam suñu taxawaay am na ku wax sànq ne doomu HLM la 1968 laa fi la 68 ba léegi maa ngi fii ak sama famille dëkk HLM 3 dëkk HLM 3 ko ñu boulangerie Baye Gaynde foofu la suñu famille dëkk football moom sa réew football HLM 5 dirigé Bodo kon nag HLM lañu waaw yàgg nga ma seetaan may football defe na fii nag place bu symbolique la parce que suñu nee HLM 5 mooy xolu HLM ñetti semaine mi ngi nii sama rencontre yu bëri biir HLM 5 la parce que bokk na ci quartier yi gën a sensible ci HLM wax nañ ko sànq marché bi suñu cadre de vie fii lañ ko gën a agressé naa ñëw ci wàllu cadre de vie ci kanam wante symbole la parce que dafa amoon ay kilifa yu mag yu dëkkoon ci gox bi ci carré bi bokk na ci ñoom doyen Mody Bey bala muy gaañu ñëw naa fi ay yoon di waxtaan ak moom di sàkku ci moom xalaat di sàkku ci moom conseil malgré son état de santé saa yu ma ñëwee mu teral ma. suñu dëkkuwaay wax naa la HLM rek ñu mënti am HLM la jaar fii lañ jàng alxuraan fii lañ jàng école fii la ñu fubalee fii la ñu passé suñu jeunesse yëpp amuñu droit tey du ñu yàlla may ñuy du mooy HLM dañ ko war a bokk ak ñoom lu ñu amul tam ñu wuti ko indi ko HLM ci tànk yooyu nag laay dox depuis 2009 wala lu ko jiitu parce que bala may dugg ci lii nekkoon naa président ASC doon naa def social lu yàgg-yàgg 1975 bu vacances jotoon école bii nekk fii fi la ñu daan àbb di fi jàngal xale yi cours de vacances donc engagement bu yàgg la lu tax ñu bëgg mairie HLM HLM nu mu tëddee tey ñëpp ñu ngi koy jooy boo demee nag ba ay kilifa woo la ne la da nga am loo xam ne responsabilité boo xam ne foog nga assumer ko yéen bokk ngeen ci cadre HLM bokk ngeen ci ñi nga xam ne certes ñi ngi dimbali HLM mais dañu bëgg ngeen gën a assumer seen responsabilité sociétale may maanaam li HLM soxla ngeen mën sol seen dàll am xam-xam am expérience ngeen jox ko HLM ay kilifa yu mag ñoo ñu dénk loolu ba tax na dañ ko jàpp comme ndigal loolooy benn ñaareel bi
wax naa ko ay doomu HLM lañu lii sunu gàcce la li fi am HLM ñun ñi nga xam ne ñi ngi liggéeyal yeneen gox di liggéeyal yeneen réew defe naa war nañ ko mën defal HLM boo yoree ay responsabilités yu rëy ci état bi projet état yu bëri nga doxal ko war nga mën a taxaw ne sama gox war naa ko mën jàppale liggéeyal ko kookoy ñaareelu raison bi ñetteel bi mooy li nga xam ne fukki at yi passé ñu ngi koy def ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu cadre de vie ci wàllu accompagner jigéen ñi ci seen projet yi entrepreneuriat féminin initiative économique ci wàllu insertion jeunes yi ci wàllu sport ci wàllu culture bàyyiwuñ dara depuis 10 ans at bu nekk ñuy yokk li ñu doon def loolu yëpp ñu gis ne doyul parce que association dafa am lu ko tënk mooy amul yenn sañ-sañ yi amul yenn moyens yi amul reconnaissance bu koy permettre fa ñuy décider ci budget yi wala fa ñuy décider ci politique sociale yi mu taxaw fa ñu nag dañu bëgg à travers l'implication citoyenne toog foofu nga xam ne fa la ñuy décider devenir commune bi parce que l'avenir c'est maintenant tey la ñu war a toog xalaataat nan la ñuy reconfigurer sunu dëkkuwaay ak sunu nekkwaan fii ci HLM looloo tax ma décidé di sàkku sunu borom di ko ñaan mu may ma kàttan mu may mu wér li may mébét mu mottali ko ñi ngi au mois de septembre dama bëgg au soir du 23 janvier 2022 HLM xumb comme ni mu xumbe tey mu nekk bésu espoir bés boo xam ne dañuy commencer liggéey HLM liggéey bi nag dama koy tënk ci fànn yoo xam ne mën nañ ko yamale ci juróom benni poñ wala juróom ñaari poñ bu ci jëkk bi mooy mbiru tuut tànk yi fi ñu toog di wax ak yéen ñi ngi tabax fii ci école bii Waagu Ñaay 3 bii seen toilette maire yi defu ko keneen def ko ñun ñoo koy defar suñuy doom ñoo fay jàng dañuy yeewu di jàngi bu ñu yeewoo bëgg jot seen bopp du ñu am fu ñu dugg dañuy wër ci mur yi wala dem ci taatu mur yi wala dem ci kër yi on est en 2021 école biir HLM nekk fi amul toilette parents d'élèves yi seet si ñu ne seeti nañ maire yi ñu ngi leen di dikk ay at mais sonn nañu nañ leen ci jàppale ñu jël engagement fi ñu toll tey incha allah bala école di ubbi toilette dina pare. école HLM 4CD maa ngi lii laat sànq ne taawaat na ba mu taawee ñetti at su gannaaw ñun ñoo peinturaat école bi defar ko ba mu bees tàq defaraat tableau yi defaraat mur yi defaraat yëpp defaraat fenêtre loolu mooy lan lu muy firnde mooy sunu yéene ci école HLM programme de réhabilitation de toutes les écoles nag parce que écoles yi boo ci dugg rek da ngay bëgg daw da ngay toog da ngay foog ne sax toiture bi day daanu sa kaw 1,2 milliard mooy budget HLM bu ñu góorgóorloo budget bi na dem 2 milliards bu ñu développé ay niche fiscale def politique de recouvrement bu baax budget bi war na egg 2 milliards waxuma nag waxu budget naa la wax à part budget bi nan la ñuy mën a indi ay recettes pour muy financer yenn yi donc école yi foog ñu defaraat ko équipé waat ko c'est pas un budget colossal avec moins de 500 000 francs peinturaat nañu école bi ba mu bees tax donc du question moyen question volonté la rek école yi gannaaw boo ko defee ba mu baax ba mu beesaat xam nga ñan ñoo koy peinture xam nga ñan ñoo koy tabaxaat xam nga ñan ñooy defaraat banc yi xam nga ñan ñooy defaraat électricité bi ay doomu HLM parce que HLM xale yaa ngi taxaw am métier amuñu liggéey ñooñu nag da nga leen di organiser ñi soxla renforcement de capacité nga formé waat leen gannaaw ba nga leen formé nga wutal leen ay GIE wutal leen ay entreprises individuelles mais ñi jàng électricité nga boole le plus de personnes possible
ñi jàng maçonnerie le plus de personnes possible créer leen ay société yooyu mairie bi dafay am lu ñuy wax une démarche de contractualisation mooy maanaam mairie bi chantier bu mu am fii jëmale ko ci askanu HLM ci goxu HLM du wuti entrepreneur feneen du wuti architecte feneen compétence locale yi la ñuy jël mu mel ne que dërëm bi du génn gaal gi te yooyu c'est des opportunités pour insérer les jeunes yi nga xam ne dañu gaaw a génn école amuñu chance dem université di taxawaalu di nga régler ñaari problème di nga régler problème mu chômage di nga régler problème mu taxawaalu di nga régler problème agression te di nga indi cadre de vie boo xam ne xale yi yeewu suba di jàngi école nañ sawar ndax nañ fa fekk classe yu set nañ fa fekk classe yu équipé nañ fa fekk classe yu am sécurité loolu mooy programme infrastructure su may wax infrastructure scolaire bokk na ci équiper école yi en numérique àdduna tey lu muy doxee digital la xale yi koo ci gis mi ngi ak ordinateur wala mi ngi ak tablette wala mi ngi ak smartphone loolu c'est des outils d'apprentissage yoo xam ne xale yi bu ñu leen ci jàppalee dinañu mën a dem ba suñu ne tëj nañu école yi ñu toog seen kër di jàng l'avenir c'est le digital donc école bu nekk nañ ko équiper door nañ ko nag li ma lay wax nii su ma la waxee naa def nii rek fekk commencé naa ko fenn école Lyon boo fa demee di nga fa fekk classe boo xam ne entièrement digitalisée Déclic moo ko installé au mois de juin passé. suñu vision dañ koy junj pour nit ñi xam ne lii la ñuy def mais dañ ko bëgg a yaatal buñ jotee maire yi. beneen bi mooy ci biir école bi xale yi yenn saa yi dañuy yeewu jóge seen kër duñu lekk bëri na ci cas yu bëri ñu signalé dañuy xiif classe bu njëkk ba état daan na def benn yoon wala ñaari yoon par semaine ñëw indi de l'appoint indi ay pain indi ay di ko may élèves yi ci biir école yi mais tey am na lu dàq loolu sunu jigéen ñii def formation transformation céréales fruits et légumes ñooñu ñëpp boo leen jëlee une fois 2 fois par semaine selon leur position dans la commune nga leen yéenay dem école bi yéenay dem école bi yéenay dem école bi day leen jox xale yi caakri day leen jox xale yi fondé à des heures yoo xam ne xale yi dañuy xiif loolu yëpp day participer ci liy encourager femmes yi dans leur initiative économique parce que kat jàng transformation te amoo occasion jaay amul solo gannaaw ñoom yi ñuy defar ci xew yeeg yooyu war nañu mën a accompagner école c'est du social loolooy rôle lu maire yi dafa am volet social boo am importance boo xam ne fokk ñu dugal ko ci école yi gannaaw école yi wala bala may jóge ci école yi sànq am na ku wax nit dina feebar du am lu mu fajoo fii pendant ce temps ñi ngi jël ay xaalis di louer wala di dem ay séminaire loolu sax xëy na fàtte nga ko chaque année nañ jël ñaari yoon wala ñetti yoon ne dañuy organiser séminaire pour voter budget mairie dañuy dem Saly toog fa une semaine ñaata millions la minimum 20 millions minimum 20 millions xaj na feneen ñun am nañu salle de délibération ci mairie bi lu ñuy wuti day dem wuti Saly yàq loolu xaj na ci maladie moo tax ci biir école yi élève bu nekk HLM école primaire ba école secondaire mairie daf lay affilier CMU loolu Déclic def ko def en 2020 bii ñu gën 3400 élèves yi nekk HLM ak handicapé HLM yi Déclic moo leen jox seen carte CMU fay leen ku nekk CMU ku ci feebar doo fay loolu dañ ko bëgg a yaatal incha allah bu ñu yàlla joxee mairie bi at bu nekk xale yi ñu renouveler leen seen CMU comme ça ñu noppal waajur yi non seulement xale yi mais personne 3e âge yi képp ku ci feebar boo amee plus de 65 ans boo demee dañ lay faj gratuitement loolu mooy recette municipale yi dinañ ci jël une enveloppe budgétaire annuelle boo xam ne dañ koy dédié à ce volet social pour xale yi ak personne du 3e âge
mel na que donc tout tànk yi féete na boor mu des ñi leen xaw a mag tuuti ñaari catégorie la ñi nga xam ne amuñu liggéey seen jàng soriwul ñu war a profitoo ci présence su SODIDA lañ fa identifier plus de 150 corps de métier yoo xam ne lu xale bëgg jàng ci métier rek bu demee ñu former ko waa SODIDA dañ may faral di wax yéen profité wu leen suñu présence fii na xale yi ñëw ñu defal leen apprentissage jàngal leen métier même bu ñu leen recruté wul fii sax bu ñu demee feneen nañ liggéey Sénégal tey foo tourner chantier la tous les grands projets yoo mën a imaginer rek ñu ngi daw Sénégal dafa laaj ay personnel ay manœuvre ay ouvriers qualifiés yoo xam ne ñooñu bu ñu leen formé dinañ am chance am ci luñ jàpp mu mel ne que ñooñu nag pour nga yóbbu leen ñu jàng métier ñii ni nga leen yóbbu SODIDA am na ñoo xam ne mairie mën na leen fayal ONFP wala dem seeti 3FPT ñu defal ay formation parce que ñoom loolu seen liggéey Sénégal Japon CNQP yooyu yëpp ay centre de formation la yoo xam ne mairie mën na ci yóbbu xale yi HLM ñu jàng métier xale yi bu ñu amee métier li ma la doon wax sànq contractualisation boobu mooy chantier bu am fii ci HLM waa HLM yi liggéey donc ñooñu les jeunes ñi nga xam ne ñu ci bëri ñu ngi taxawal ñu ngi drogué wu ñu ngi agressé oisiveté rek moo koy def ñàkk lu ñu def moo tax dinañ leen jël en charge accompagner leen jox leen une seconde chance dans la vie parce que du école rek mooy yoonu réussite commerce bunt la entrepreneuriat bunt la jàng tam bunt la donc nañ leen joxaat une seconde chance pour ñu dugg dans la vie sociale am liggéey am métier wala ñu am seen chantier wala am seen contrat di liggéey di yóbbu seen kër suñu waxee jeunes itam bokk na ci étudiants yi am na étudiants yu bëri fii ci HLM yoo xam ne ba ñu tolloo si jàng seen waajur amuñu moyen accompagner nañ leen ba tey ña nga ci ay situation yoo xam ne am nañ seen liggéey yore seen njaboot di liggéey mais nañ fi bourse du benn du ñaar jël nañ fi ay xale fay leen ci école yoo xam ne ay millions nga waroon fay ñu jàppal leen ba njàng foofu gratuitement loolu ñun association buñ ko defee war nañu bu ñu toogee ci mairie bi incha allah xalaat nan la ñuy organiser les bourses de l'excellence ak les bourses sociales am na ñoo xam ne yàlla may na leen xel xale yu xarañ bëgg jàng mais amuñu chance ku leen financer seen jàng Barthélémy Diaz daf koy defal waa goxam Moussa Sy da koy defal waa goxam Aïda Mbodj da koy defal waa goxam yokk suñu maternité bi nekk fii parce que am na ay spécialités yoo xam ne amu fi yoo xam ne jigéen dina toll ci diggante dañ koy obligé yóbbu ko Gaspard Camara wala ñu yóbbu ko ci yeneen cliniques yi alors que bu ñu góorgóorloo tuuti fii war nañu mën a élever suñu niveau plateau médical ak service yi nga xam ne ñu ngi koy offrir ci maternité bi ak ci centre de santé yokk équipement yi investir ci équipement yi li ma lay wax tam lu ko finde en 2019 Déclic équipé na centre de santé équipé na poste de santé équipé na Gaspard Camara ci lal ci matériel de chirurgie ci ay couveuse yëpp ñu indi ko yóbbu ko Gaspard Camara loolu lu ko waral dañu gis demande sociale bi fu mu toll nit ñi sonn du ñu toog ñetti weer wala juróom benn weer te madame Mayga wala docteur Mbengue yónnee wuñ ci Déclic ne jàppale leen ñu ci médicament jàppale leen ci matériel xam nga loolu du suñu liggéey bu ñu ñëwee si ñun ça veut dire beaucoup de choses bàyyi ki ko war toppatoo bàyyi mairie bi ñëw si ñun parce que xam nañ suñu taxawaay saa ñu ko laajee nag duñ ci teg baat lu mu diis nañ ko def parce que askan bi suñuy dëkkandoo lañu suñuy xarit ñoo fa nekk ak suñuy waay suñuy bàjjan suñuy jabar ak suñuy doom ñoom ñoo fay faji donc luñ ci mën rek duñ ci tànqam lu mu mel ne ko loolu ñun nañ ci bàyyi xel bu baax bu yàlla defee njot mairie bi centre de santé du manqué dara poste de santé du manqué dara nañu étoffer tam le personnel médical HLM am na école buy former ay infirmiers d'état nañu recruter bala ñuy jël ñu jóge ay Grand Dakar ay yu kenn xamul di leen indi fii ñu liggéey ci mairie bi duñ fi def dara xëy di dem taxawalu rek
dañuy jël les personnels de santé dugal leen ñu liggéeyal askan bi mu mel ne que tam ci wàllu boobu naa jël engagement ku dëkkul HLM du ma la jël ci mairie bi pour waa HLM la su yàlla defee ñu jël mairie bi képp ku dëkkul HLM nañ la wax abal ñu indi fii doomu HLM ñu liggéey donc ci wàllu santé loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko teg sa loxo te li ma lay wax yëpp dafa fekk ñu am ci ay jaar-jaar ba pare loo xam ne soo nañ ma seet si man leen xaw ma ko de wante participer naa si tey la yàlla def ñu gisee ci wàllu sportif mooy wax ak yow dañ ci am ay objectifs yoo xam ne dañ koy firnde ci ñetti dimension bu ci jëkk mooy infrastructure yi HLM amul salle polyvalente boo xam ne champion yi mën nañ fi nekk ñiy boxe ñiy def taekwondo ñiy def judo ñiy def arts martiaux en général di fa mën a exercer di fa mën a entraîner amuñu terrain basket boo xam ne c'est un terrain aux normes xale yi bu ñuy jouer fii dañuy sànni bal bi ngelaw li ëf ko parce que c'est une zone qui est très exposée au vent amuñu terrain football boo xam ne ASC HLM dina fa mën accueillir te yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne mën na nekk fii ci HLM du nekk lu jafe en 2014 ki fi nekk bu mu toogee indi naa ko ay partenaires des gens qui étaient prêts à financer la réalisation des travaux du stade tey centre socioculturel bi fu mu nekk am na espace ci gannaaw boo ko aménagé rek dina am espace pour arts martiaux yi terrain basket bi mur bi dafa daan woon pendant 3 ans kenn defaru ko waa HLM basket club seet si ma defaral leen mur bi woowuma télé woowuma rajo woowuma kenn xam nga loolu boo ko defee ba am sañ-sañ ne dama bëgg laaj mairie HLM buñ la joxee mairie bi bu la ko yàlla joxee yàlla na ma ko yàlla jox waxuma la terrain basket waxuma la terrain football waxuma la seen salle polyvalente boobu mais le long de la corniche des HLM nañ ko aménager ba nga xam ne képp ku bëgg a pratiquer sport de loisir di nga dem foofu def sa sport te nag corniche dafa bokk ci loo xam ne ay atout la pour sunu commune bi espace la yu dul jeex yoo xam ne boo ko valoriser mën nga fa créer emploi yu dul jeex mel na que question de l'emploi mi ngi ñëwaat foofu en 2015 li ma lay wax nii ki fi toog mën na ko seede boo demee salle de délibération mairie HLM di nga fa fekk maquette bu rëy maquette bi 17 projets la yoo xam ne ci corniche bi la jëmoon ci biir projet yooyu am na ay infrastructures sportives yu bëri yoo xam ne bu ñu ko réaliser woon tey doomu HLM du jóge fii di louer ji terrain synthétique Grand Dakar wala ñaari tali wala ay Sacré-Cœur yu kenn xamul 5 terrains synthétiques la ñuy aménager woon fi ci projet bi terrain synthétique 15 millions la par mois ci lay génn ci xaalis boo ci aménager 5 benn terrain mooy financer yeneen yëpp gannaaw terrain bi dañ koy entretenir day am maintenance day am sécurité doomu HLM ñoo fay liggéey opérateur privé bu fi ñëw bëgg fi installer activité fii ci HLM dañ la naan d'accord nañ la jox espace wante lépp luy liggéey aménagement lépp luy maintenance lépp luy sécurité da ngay jël doomu HLM doo fi indi keneen doomu HLM ñooy liggéey mu mel ne que la question de l'emploi ñi ngi koy togg di ci réfléchir à travers plusieurs opportunités donc espace yooyu boo ko aménagé à côté des terrains synthétiques jigéen ñi jaay yenn petit commerce yi restauration rafraîchissement yooyu yëpp daf ci am solo parking yi ça va être des parkings payants gardienné ay doomu HLM ñoo fay liggéey mu mel na que suñu cadre de vie bu ñu góorgóorloo tuuti aménager ko HLM dina nekk commune yu gën a attractive fii ci Dakar parce que ñun chance bi ñu am mooy dañ nekk biir Dakar
ci diggu Dakar nit mën na jóge Pikine wala nga jóge bi Dakar HLM ngeen di daje Carrefour la donc dañuy fexe ba aménager fii loo xam ne ku bëgg dara da nga naan HLM laay jëkk xalaat même terrain football bi bu mag bi buñ ko defaroon tey gannaaw xaalis bu muy indi parce que terrain boo ko loué bëgg ci jeu match compétition di nga fay 150 000 francs l'heure mooy championnat première division deuxième division ba régional mën nañ fi ñëw jouer terrain basket bi naka si noonu nit ñi dañ koy loué xaalis la pour HLM te xaalis boobu mën na dem ci école yi ci fourniture xale yi mën na dem ci travaux de réhabilitation yi mën na dem ci poste de santé ak centre de santé lépp luy médicament bu nga jënd